mbégte ak bànneex kese la thé Dawas le thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi seen jus de fruits la fraîche cafka bu neex tànneef bi gën ak Rouma et frères Grand Yoff vente de smartphone et électroménager bijouterie la solution l'Islam 2 fi or yombe terafet Touba ca kanam laaj li ñu mën def ko fi ñu xam CCCPS comptoir commercial plomberie du Sénégal la satisfaction au prix halal Kabirex bi leen indil li gën ci électronique nekk ci rond-point Sacré-Cœur Sen TV ak ay partenaire am ñoo leen di wax Ramadan Moubarak. mbokki xarit yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci Sen TV ñu am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission grand plateau di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak Sen TV alors tey nag comme ni ñu koy defee saa su nekk dañ ci dalal gan gu rëy tey nag ñu am gan mu di DG Sonacos di Modou Diagne Fada di ko nuyu bu baax a baax xam naa dinaa dellu siwaat ak moom nuyu ko moom itamit mu nuyu téléspectateurs yi laata loolu di rappeler juste ne que dinañ am également équipe ñoom Safia ak Père Mbaye Mangone mu di équipe gis-gis ñoom itamit ci plateau bi la ñuy bokk tey di nuyu Momo Wade borom xéewal yi xam naa yow moom tey sa yaram dafa tàng Momo. waaw tey moom wax dëgg yàlla yaram mu tàng la àndaale tey. xam naa loolu. xam man su ma ñëwee gis la ngay valser couleur yi tey moom pëndaxu meew dong damay saf. weex blanc angélique tey blanc laa maa la wax lii. te daal ñu may tricher léegi. loolu ma jaaxal quand même sonn daal. loolu moo ma jaaxal quand même man. nu mu demee noonu. nga démb nekkati daf may espionner man je savais pas. nekkati daf may espionner tout bon tey la feeñ quoi. hier encore genre maa ngi ci doon douter mais tey moom j'ai compris. loolu doy na waaye loolu moom foog ñu def ci taxaw seetlu ci kanam tuuti. ayca ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen béggee encore une fois comme tous les soirs ni ñu fiy dajee fii ci la chaîne leader Sen TV GP dafay tàmbali jëm ba guddi gi di xaaj bu ko defee ñu ànd ak yéen ci mbégtewu télévision xam ngeen ni quand c'est le meilleur de la télévision fii la ci Sen TV bu ko defee ñu jox leen li gën a neex ci GP Mohamed Mbaye nee naa leen tous les soirs dafay pelloog équipe am muy partie nabien bi waaye tamit suñu journaliste yu xarañ yi tous les soirs yi tamit dañuy ànd ak seen ay invité man tous les soirs ngeen gis sama loxo mu yànj wala ngeen bañ koo gis jàpp leen ni sama téléphone yi tamit dafay fees à chaque fois ak xaalis ci sama compte Wave li koy waral nag mooy yéen téléspectateurs yi parce que mënuñoo dem sans yéen xam nga nag boo koo xamul ni nga koy def daa fekk na mu la defa tax te ñun wax dëgg yàlla suñu doole mooy téléspectateurs yi nga xamee ni à chaque fois dañuy bàyyi xel ci seen ay téléviseurs waaye tamit dañuy bàyyi xel ci suñu ay plateforme digitale moo xam Facebook muy Sen TV l'officiel wala ci YouTube bi muy D-Média kontaan nañu ci retrouver leen encore une fois ce soir tey xéwal gi dina gën a yokk xéwal gaa ngi nii ma téye sama loxo donc tey jàpp leen ni ba guddi gi di jeex damay maye rek pour vous faire plaisir donc fii ak ci kanam incha allah woote leen ci sunu ay serveur 88 628 89 90 wala 88 628 08 08 bu ko defee ma jox leen ci xéwal yi tey nag ne su may mayee xéwal yi dama bëgg tàmbalee Facebook live doogay dem ci appel yi duggaat Facebook live dem YouTube mais Facebook live tey commentaire bi may njëkk may bëgg naa ko may 200 000 francs. non loolu laal doon wax tey sa yaram dafa tàng donc 200 000 francs ku gën a partagé ku gën a bàyyi commentaire ku gën a bàyyi cœur loolu ngay commencé tey. commentaire bàyyi cœur partagé itam. très bien waaw bu ko defee ma jox leen ci xew li 200 000 laay tàmbalee tey. kon baax na. ma jàkkaarloog yow rek. kon jàkkaarloo ak man ñu ñëw xool kan la ñuy njëkk tànn tey ci Facebook bi parce que Facebook ngay démarrer teral ko 200 000 alors di la remercier bu baax a baax Momo di la retrouver dans un instant xool également comment on va poursuivre di nuyu bu baax maa ngi leen ko doon annoncé ni que tey dañ ci am gan bu mag gan bu rëy mu di DG Sonacos di Modou Diagne Fada DG ñu ngi lay nuyu dalal ak jàmm suñu plateau. ñu ngi lay nuyu Néné Aïcha di nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp suñu jigéen Fatou Abdou ak ñëpp rek oustaz ak ñi ci des yëpp suñu mbokk yi toogee na lee aussi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di nuyu aussi kilifa kër gi suñu xarit Bougane Gueye Dany
di ko baalu àq tey baalu àq aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci weeru koor bi ñu nekk di ñaan niñ ci duggee ak bismillahi rahmaani rahim ñu génne ko ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla nangool ñu suñuy jaamu yàlla nangool ñu aussi suñu koor jërëjëf. di la jaajëfal bu baax a baax d'avoir répondu à notre invitation ñu ngi la ci remercier Fatou Abdou Ndiaye nuyu naa la. fay naa la bu baax a baax ne Aïcha comme da ngay njëkkantu kay Momo tey c'est elle qui m'a triché nag. mais nu mu demee noonu. tey moom a triché xam nga man démb nag damaa assumé démb yaa boole sa bopp. xam nga démb damaa assumé. waaw mais tey moom moo triché. xam naa dafa am koo xamante ne moo koy wax ne ko Fatou tey blanc doré lay def elle a fait la même chose. en tout cas elle est toute belle. nuyu la yow aussi Momo bu baax a baax. am mbégte nag dalal fii sama mbokk Daaru Muxti muy Modou Diagne Fada DG Sonacos am mbégte bokk ak plateau bi Mouhamed Diop mais également sama wujju Fatoumata Diop Mouhamed Mbaye également am mbégte bokkaat ak yow plateau ak invité yi nga xam ne ñoo fas yéenee ñëw ak ñun ci jàng yi ne Mouhamed Diop. Aïcha. yow c'est que da nga waroon toog entre man ak Fatou Abdou comme ça tu yéen ñaar de blanc. yéen ngi mel ne ku bokk yéen ngi mel ne ku bokk équipe de. nuroo waale bi mais noonu nañ ñu de ñu mu ngi mel ni ñu sol maillot. waaw yéen sol maillot loolu laa bëggoon wax mu rëcc ma donc maa ngi leen di nuyu Néné di leen nuyu bu baax a baax di nuyu également ñi nekk ci plateau bi yëpp Fatou Abdou Ndiaye notre DG Modou Diagne Fada ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu ñëw bi itam di nuyu Fatoumata Diop wujju Fatou Abdou Ndiaye moom da koo assumé sang-sang yi macha allah Mohamed Mbaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax di jaare première dame waaye yow moom suma lépp nga déet da ngay maye maa ngi nuyu Mohamed Wade ak ayca ñoo bu ñëwee ma jël de ayca mi ngi noonu di nuyu téléspectateurs yëpp na ne am mbégte teewaat ci grand plateau Fatima Diop maa ngi lay fay. am contentement rek di partager à nouveau le plateau avec vous tous ginnaaw bi ñu nuyee sunu invité macha allah di nuyu également première dame xam naa ne nag tey moom moo triché parce que yooyu lay def. non xoolal première dame yooyu lay def. noonu la may def sax xam nga doo mën a set. mu ngi noonu di nuyu également Mohamed Diop Mohamed Mbaye également Momo Wade ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak tam ñi nga xamante ne tey jii ñoo fas yéene jàng guddi gi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah. di la delloo kàddu gi ba ci kanam Mouhamed Mbaye sangu-sang yi ginnaaw bu ma la nuyoo nag ba pare dama lay bàyyi rek ngeen am lu ngeen ñu bégalee très rapidement nuyoo ko rek ñu soobu ci waxtaan bi ak DG. maa la ko wax law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daarisa rimami njool màkk ma nga bàyyi ko màkk ma nga fee ca Medinatul Munawara dem Medina du farata dem màkkaay farata waaye ku dem màkka te boo ñibbisee te demoo Medina dinañ la laaj ana yonent bi sama waajo balaa muy mën a fay guddi jot mais moomu neex nga ma de lool kii neex na ma lool tabaarakallaahu nee ne maa ngi nuyu bu baax a baax Diagne Fada ñu ngi lay wàcc sa wàccuwaay miinu ma ko waaye bokk na ci ñi gën a yaru ci kàddu boo koy xool ci télé bi yal na yàlla eggali la sa yoon ci barke borom Daaru Muxti dëkk ba nga bàyyee ko ñu ngi may xamal léegi ni ma di ma nuyoo léegi saraq Mouhamed Nazir Samb waaye li tax ma kontaan mooy wax ju rafet ji nga ci wax yonent bi nee na alkalimatu tayiba sadaqa yal na yàlla sàmm la aar la kon Mouhamed Nazir ñu ngi lay nuyu bu baax a baax dégg nañu jaloore yi mbaax yeeg teraanga yi nga xam ne yaa ngi koy def ca dëkk boobule nee na xam nga tey kan laa dajeel léegi-léegi damay am yëg-yëgu waxtaane mbaax tey xam nga lan laa bëgg a waxtaane cofeelu sëñ Bamba ci yonent bi waaye tamit ma indi koo xam ni Thiès gépp a ko bëgg Thiès gépp a koy bàyyi xel jarul sax ngay nuyoo Ndiasse kiiwal gaa yi rek ñu daal di xam ne yegg si nga bi péer rek madhu nabiyul muntaxa bin ila sëñ Bamba neena waawaaw baytillaay na si waay bil ilah madhu nabiyul muntaxa zabilaay baytillaay na si waay bil ilah bilaay kenn yonen xubbu nabil ilahi sawara joojo waay yonen zaadun ilal madinatil munawwara Sëriñ Bamba neena Muhammadun
صلى عليه الله ومسلما بدلنا الله محمد فرد يفوق تسنيا وفاخ جمال والهدايا مغنياي درجة المختار حب المرسل سيدنا محمد درجة المختار حب المرسل بعد الله درجات رسله سيرين بامبا نينا bëgg ma bëgg Seyduna Muhammad tax na bëggatuma doom bëggatuma alal bëggatuma ay taalibe loole lépp fi daa una ko jox ko Seyduna Muhammad waaye Sëriñ Bamba yamul foofa Sëriñ Bamba neena dam li fi daa un li xuruji damihi ey wa maradi fi daawuda i jismihi bilaay kenn du yanen moom moo Sëriñ Bamba neena sama lex bi moo daan protéger Seydina Muhammad bu ko dëgg naraana musa jam mbaa jiit nar koo fitti Sëriñ Bamba neena bu mu leen jaaxal man Bamba maa ko daan tegal sama lex bi mu teg ci tànkam xam ngeen ni kii moo fi gën a bëgg Seydina Muhammad Sëriñu Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Seyer Njaay Biran Jabi Roqe bay naa ruub degen Fall Sina bu soxna Balla Maam Njaay ma farma Yaasin Daawur mi ci mbul Cheikh Ibra Fall Abdou Fall Saliou Fall Abdou Awakar Maam Sina bu Njaay waaye Sëriñ Bambaay Sëriñu Maam Cerno Birahim Ndaamal Daaru borom bay teg maqaama borom doom bay baat yaa baay Cheikh Awa Balla Moodu Awa Ballaay duma ki lay njëkkaw yow yonent bee duma ki lay mujje way maa gën a tuuti ñi law way xam naa li ma leer li ma wóor te wóor yaay jàlle jaam ñi yow lan doon seet yow la yow yaay Muhammadu Rasulullah waaw man am naa wasila bon man mi dama jafandu fa ma jafandu laa jafandu yépp am lu booloo jafandu ci Seyduna Muhammad imaamul anbiyaay Seyduna Muhammad mooy seydil bashar bàyyi Sëriñ Saali wooy na yonen bay borom jàpp nal xabaal la kan ak ndookaan umul xuraax sul baab naylul maramey sangu Seex Béthio junni ni jooy te noppeegunu kun dëgg-dëgg yow laay way di la waxtaane maam Saaliw ana soppa yi Sëriñ Saaliw dëgg-dëgg yow laay way di la waxtaane maam Saaliw Baay Saal Baay Sëriñ Seex Baay Sëriñ Mustafa Baay Seex Murtala Caat way naa la kon dëgg-dëgg yow laay way di la waxtaane maam Saaliw Sëriñ Saaliw dem na donga yaa ngi jooyo Saalihaat yi naan ay waay sunu maam jeey Sëriñ Saaliw dem na
ñi ci biti dinañu kontaan. man bëgguma jël deuxième première chaque jour. waaye way wi nag may naa ko sama goro Modou Mbeng ay ca nee nañu doxal. alors lii mu nekkoon nuyoo bi xam naa tout à l'heure lay dàkk alors dañuy bu ko defee jublu ci waxtaan wi xam naa dinañ waxtaane lu bëri dinañ waxtaane emploi ak emploi des jeunes chômage bi ci am dinañ ñëw également waxtaan ci Sonacos parce que pour ñu méngoog actualité gis nañ ko président de la République dina jiite lii di conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes mu jëloon ay dogal nag par rapport ak violence yu fi amoon ci emploi des jeunes alors d'une part ñu bëggoon nga analyser loolu di conseil présidentiel bu président de la République war a dégmal mais aussi parce que dafa am ñu jàpp ne que quand on parle d'emploi des jeunes aujourd'hui Sénégal échec la de la part du gouvernement d'une autre part ñu ne éternel recommencement la parce que toog nañ fi quand même dire mënuñu régler cette question aujourd'hui encore nous parler de l'emploi des jeunes et des mesures concrètes qu'est-ce qu'il faut en retenir DG jërëjëf Néné Aïssa ma jaajëfal suñu mbokk waykat yi way neex na trop je crois que dugg na ci xol aussi suba ak jàmm incha allah président dina jiite benn conseil présidentiel ci insertion ak emploi des jeunes mu nekk lu nga xam ne lu am solo la dafa mel ne li mu diggoon askan bi keroog 8 mars ci tànk yooyu la taxaw te yaakaar naa ne taxawaa bi tamit taxaw na ci ak célérité ak farlu gu nga xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët te ni ma déggee muy riire ci Sénégal parce que ci dëkk bi la ñu dëkk gox bu nekk mën nañoo xam lu fa xew gox yi nekk ci Sénégal yëpp muy fukki région ak ñeent fukki département ak juróom yi communes yi nekk ci biir département yooyu yëpp ñu ngi koy wàcc te département bu nekk yaa ngay tànn say ndaw ca wàll ya nga xam ne moom nga leen war a tànn ñi jëm ci artisanat ñi jëm ci leneen ak leneen lu nga xam ne xaj na buñ ci waxtaanee mun na tax xale yi am xëy incha allah suba mën nañu wax ne ña fay teew daañu représenter ndaw yi nga xam ne ñooy yëngatu ci biir askan bi ñooy yëngatu ci biir réew mi ci wàllu woowu nga xam ne mooy wàllu emploi donc yaakaar naa ne xalaat yi nga xam ne moom la ñuy ëndaale suñ ko tënkee ñu doxal ko mën na nekk lu nga xam ne dina gën a xeex ñàkkum xëy mi bon maintenant ñàkkum xëy du rek Sénégal la lëmbe boo demee Amérique ma nga fa nga dem France mu nga fa dëkk boo mën di dem ñàkkum xëy dina fa nekk parce que li koy def mooy fàggute boo mën a jël pour xeex ak chômage boo toggee juróomi at ak nit ñi ni ñuy juddoo ak nit ñi ni ñuy màggee ak nit ñi ni ñuy demee université nañu fay génne ak nañu amee ay diplôme forcément loo tëraloon lu nekk soo moytuwul mu déborder mbirum emploi mbirum gone ci wàllu ni muy baree ci dëkk yu mel ne suñu dëkk yi nga xam ne tey boo xoolee suñu pyramide âge dañu gis ne ndaw ñi ñoo fi ëpp fuuf ñi nga xam ne ñooy mag ñi te ku wax ndaw wax wut liggéey ku wax ndaw wax yi tamit li nga xam ne mooy chômage kon gëm naa ne du échec ci wàllu nguur gi li ñu waroon def nañ ko li ñu dégg woon ak askan wi ci wàllu nombre d'emploi créé nañu ko mais dafa fekk nag ne suñu courbe démographique suñu ni muy yokkee nekk na yokkin wu nga xam ne dafa jéggi dayoo loolu nag xañ na li xew barki démb tax nañu ubbi bët yi tax nañu gën a xalaataat tax nañu gën a taxawaat ba tax président ne lam daan def dina am bari na mais dina ko yokk kemtalaay kàttanam pour que yëf yi gën a yaatu pour que ndaw ñi aussi mën a gën a gis seen bopp ci alors da nga wax ne que lu mu doon def naam bëri na xëy na daañu ko yokk mais est-ce que waruñu woon avant peut-être conseil présidentiel toog def évaluation par rapport à ce qui a été fait parce que président de la République moo fi diggee woon encore 500 000 après 1 million d'emplois est-ce que waruñu woon def évaluation avant d'engager wala changement de paradigme mais dama jàpp ne bu ñu nekk conseil présidentiel am na ay kuréel yu ko wàcc suuf moo xam ay CRD lañu moo xam ay CDD lañu moo xam ay yeneen waxtaan yu nga xam ne lalu na ci suuf ba ñu mën a def évaluation maanaam xool li ñu jot a def xool li ci des jàpp naa ne conseil présidentiel du rek ñëw ne yoon bii la ñu jëm mais avant ñu fay dem foo ñu wax d'abord li ñu defoon lan la DER jotoon a def lan la ANPEJ jotoon a def yan la yeneen ministères yi jotoon a créé lan moo tax loolu doyul ak yan mesures yu bees la ñu war a mën a jëlaat yokk ci yi ñu jëloon pour que jéego yi gën a gaaw. donc gëm naa ne évaluation changement de paradigme. mais je crois que
fi ñu toll nii ci wàllum xëy man damay sant yàlla parce que tey dugg na ci conscience su nit ñi man président conseil départemental la maa ngay xalaat yan sumb laa war a sumb pour que jeunes yi nga xam ne ñoo nekk département Kébémer ñu mën leen a jàppale pour ñu am xëy sama beneen morom mu ngi koy def gouverneurs yi préfet yi maires yi responsable politique yi tey jii débat bi nga xam ne mooy débat actuel mooy débat bi nga xam ne moom la ñëpp di débat mooy emploi ak employabilité donc gëm naa ne mbir la mu nga xam ne y a une dynamique dafa am conscience populaire tey buy développé wu te dynamique boobu nag ay la yéwén président Macky Sall moo ko réveillé waat ndax moom moo taxaw wax 8 mars alors monsieur Diagne wax yi tamit li ñu war a taxawee pour que emploi bi jëm ci kanam. gouverner c'est prévoir. boo toogee ne population bi dafa yokk le poids démographique du Sénégal yokk na ba tax Sénégal le président de la République après 9 ans mu jàpp ne moom sax mu mel ne pour reconnaître quand même son échec sur la politique de l'emploi des jeunes ba war a dégager 450 milliards est-ce que foofu nag jotul même si def ngeen ay efforts comme ni nga ko waxee mais ngeen nangu échec boobu nga xamante ne am na ci politique de l'emploi de la jeunesse au Sénégal. non man dégg ma fenn fu président wax ne dafa échec ci wàllu emploi li ma dégg mu wax ko mooy li ma def am na solo ay doyut te jàpp naa loolu nag objectivité la parce que kuy wax ak askan bi aussi waxal ak ñoom ni nga war a waxee ak ñoom effectivement mbirum emploi nekk na une problématique bu nga xam ne du problématique bu ndaw te réew mu la wax ne mën na ko prévoir ak nu mën di toll ak nu dooleem mën di toll mu ngi lay nax jàpp naa ne bu dee France ñoo ñu ëpp ay jumtukaay pour mën a prévoir yu demee noonu mais bis bu nekk nga gis ne leen chômage bi di bette ak beneen réew boo mën di jëli tamit lu mel noonu dina fa xew parce que mbirum chômage ñi nga xam ne ñoo am liggéey tey ñi koy ñàkk suba yan entreprise ñoo ubbi tey yan entreprise ñooy tëj suba dafa nekk lu nga xam ne barki démb rek lañ doon wax Joe Biden bi mu soog a toog ñu ne ñaata américain ñooy dem di binduwaat pour wax ne ñoom dañuy chômer parce que ni ngay amee liggéey tey noonu nga ko mën a ñàkk suba donc ndum lu nga xam ne benn réew mën naa toog prévoir ko xañ na ñun fii fi ñu ko wekk mooy suñu population dafa jeune mais am na yeneen critères yeneen mbir yu nga xam ne war naa mën a dugg ci analyse boobu yu ñu mën a tënk ba wane ne mbirum chômage ak loo ci mën jëlee xeex la bu nga xam ne du jeex mukk. est-ce que l'État ne tâtonne pas nekkul ci tâtonnement mën nañu lim ANPEJ mën nañu lim ABEJ bi nga xam ne mooy banlieue mën nañu lim DER bi nga xamante ne ay milliards la et que ñu ngi wax ne la question de l'emploi au Sénégal plus de 867 milliards de francs CFA nguuru Sénégal dugal na ko alors que gisuñu résultat. non mais yaakaar naa ne tâtonnement amoo fi li fi nekk mooy sébb bu të tàkk fu nekk nga koy taale boo taxee côté bii tàkkul nga taxaw côté bee tàkkul jàpp naa ne loolu mooy li nga xam ne moo xew ci wàllu emploi d'ailleurs structure yi nga xam ne dañu nekk structure yu existé te xañ na leerul ci bopp nit ñi te rôle yi tamit léeg-léeg du leer ci bopp nit ñi mu mel ne ñii dañuy jéggi ci tànku ñii loolu moo tax président 31 décembre bii ñu passé mu ne nañu 3 avril bii ñu passé plutôt mu ne nañu taxal benn pôle emploi bu nga xam ne ca région ba ca département ba kuréel yooyu nga lim yépp kuréel bu nekk dafay am ndaw foofa ñu toog su ko defee ndaw li nga xam ne dafa ñëw pour wut liggéey lu mu wax rek ak question bu mu posé dina am ku taxaw ku bokk ci kuréel yooyu nga lim pour mën ko tontu yaakaar naa loolu dina indi benn rationalisation ci questionnement jeunes yi dina indi aussi benn proximité ak ndaw ñi parce que du ndaw yépp ñoo mën a jógee Kédougou ñëw ak ci Dakar wala ñu jógee Mbadiane ñëw ak si Dakar donc bu ñu amee ci capitale régionale yi ay bërëb yu nga xam ne boo fa demee da nga mën a saytu da nga mën a gëstu da nga mën a laaj daañu la mën a dimbale daañu la mën a jàppale ba yow ñu financer sa projet wala yow ba nga am xëy jàpp naa loolu yi tamit réponse concrète la bu nga xam ne président Macky Sall joxe na ko. alors déjà li ñu jaaxal sénégalais yi mooy juróom-ñeenti at yi mu fi defagum yi fi jotoon a xew mu doog a ne décortiqué na jafe-jafe ndaw ñi dugalaat koppar gu bëri est-ce que jàpp nga ne ci juróom-ñeenti at yi yu mu fi defagul dina ko mën def ci xëy na at yi ko desee boo koy xayma matul ñett beneen bi mooy quand il s'agit de financer ay projets yi nga xamante ni soxal na ko moom le président de la République à coût de milliards 150 et quelques milliards jëm kaw xëy na mën na cee bañ a def conseil présidentiel mais
est-ce que du saupoudrage wala politique moo lalu ci xëy na conseil présidentiel bi ñuy wàcc yóbbu ko ca Diamniadio xëy na ak ña fay nekk ña fay lan fay wax ak lan ña fay ñëw ak militants yeeg tàccu yeeg yi ne mel comme nu ko tàmbalee saa su ne est-ce que itam ci biir làmboowul ak politique te loolu su fekkee am na ñu delloo la laaj bi est-ce que li ngeen bëgg carrément ci saafara jafe-jafe yi ndaw ñi am ci wàllu xëy dina mën a mate. laaj yi bari na tey tegaloo ba mu fàtte benn laaj nga relancer ma mais man gisuma ci leen ni politique parce que wax naa leen ko léegi nee naa la ñu ngi topp liy xew ci département yeeg communes yi ñi nga xam ne yëg nañ ne tànn nañ leen pour ñu war a ñëw jàkkaarloo ak chef de l'État ci conseil présidentiel boobu tànnuñu leen parce que dañu bokk ci parti politique tànnuñu leen parce que dañu far fii wala dañu far fële dañ leen a tànn parce que domaine ya ñu nekk moo xam ay maçon lañu moo xam ay teinturier lañu moo xam ay artisan lañu de façon générale moo xam ay leneen lañu domaine ya ñu nekk ay ndaw kuréel ya nga xam ne ñoo nekk ca gox ya moo xam chambre de métier la moo xam chambre de commerce la saytu nañ leen ba xam ne ñii war nañu mën a représenter gone yi nga xam ne ñooy yëngatu ci anam bii donc ñooñu bu ñu ñëwee jàpp naa ne duñ fa wax waxu alliance pour la république wala waxu LDR Yeesal wala waxu beneen parti dañ fay wax waxu seen métier yi ñu représenté nu ñuy def bañ mën koo suuxa donc lenn politique ak lenn saupoudrage nekku ci maintenant xam nga mbir mënuñu ko lijjanti te waxtaane wuñu ko mbir mënuñu ko lijjanti te waxtaane wuñu ko te loo gis rek li ñu wax naan à quelque chose malheur est bon loo gis rek il faut mu am déclic kañ na déclic bi li fi xew la président ne décodé naa seen message tey dañu war a sant yàlla am njiitu réew bu nga xam ne dafay déglu askanam dafay déglu population dañu koy am taxawaay bu ñuy am mu ne xam naa li ngeen bëgg a wax xaar leen ma jéem a seet nu ñu koy saafara te pour man 36 mois des na fekk 2024 ñetti at bu fekkente ne dañu jël 100 francs di ko def ci juróom-ñeenti at yi at mu jot tey ñu ne nañ jël 500 francs di ko def at mu jot effectivement war nañu mën a dugal ci alal ak ci man-man ci ñetti at yi lu ëpp fuuf lañ ci dugal juróom ñeenti at yi nga xam ne moom la ñu génn man je crois que li am solo rek mooy ñun ñëpp nañu ànd maase saluer volonté boobu nga xam ne chef de l'État am na ko pour songu bër muy chômage loolu nag Sénégal yi ñoo ko ci war a jàppale askan wi ñoo ko ci war a jàppale ba mbër moomu ñun ñëpp ñu maasandoo songandoo ko suñ ko daaneelu tamit ñu néewal ko doole ba nga xam ne ay la yowén ba la muy jógaat dana fekk réew mi waajaat gën a bari koppar pétrole bi ñëw leneen ñëw ñu gën a bari alal ju nga xam ne daañu ko mën a dugal ci xëy na balaa may jox Fatima rek beneen laaj mooy est-ce que tey mën nañu régler chômage yu ndaw ñi te boole ñu ci ndaw ñi seen bopp parce que tey Sen TV produire na ay reportage jox kàddu gi ndaw ñi am nañu ay xemmemteef bi ñu bëgg ci faj xëyu ndaw yi bokk na ci retraité yi nekk xëy na ci administration ak yenn ci pàcc yi nga xam te ni ndaw ñi mën nañu xëy ñu séddee place yi ak yeneen ni financement yi ñuy joxe xëy na mu am coloration politique ndaw ñi itam yàgg nañ ko gis te bëgg nañu loolu mu saafara est-ce que duñu boole ndaw ñi ci biir li ñuy ut muy fexe saafara xëyu ndaw ñi mais kenn mënul saafara xëyu ndaw ñi te boole woo si ndaw ñi parce que ndaw ñi léegi buñ koy wax mooy ñi nga xam ne jàng nañu buñ koy wax mooy ñi nga xam ne am nañu xel buñ koy wax ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yaakaaru askan bi suba nee naa la délégation yi nga xam ne ñooy jóge ci biir réew mi di ñëw en tout cas man délégation yi ma ci jot a xam ñii 20 ans la ñu am 25 ans 34 ans 35 ans donc ndaw ñi la ñu choisir lii yëngatu ci yenn métiers yi pour ñu ñëw fekkee donc principalement bien entendu que moom ay organisation patronale wala moom ay organisation sociale syndicale yu mën a ñëw fekkee wala moom ay représentants de l'administration wala des structures de l'État yu ñëw fekkee joxe seen xalaat loolu yi tamit c'est normal bu fekkente ne état mooy organiser maintenant nañu fexe ba décision yi nga xam ne moom la ñu fay jëlee mu nekk décision yu nga xam ne daañ ko wàcce ba ca suuf ba ca commune ya ba ca sous-préfecture ya ba ca ña nga xam ne ñëpp ñoo koy war a jot ñu jot ko ba géreel ko seen bopp parce que man li ma gëm mooy ku dëkk boo dem tey am na association de jeunes am na ODCAV am na zone am na association de quartier am na conseil de quartier il faudrait que kuréel yooyu nga xam ne ñoom mu ndaw ñi ci communes yi ëmb leen ci département yi kuréel yooyu ñu sóob leen ci mbir mi ba ñoom ñu mën cee jot mën ko doxal au niveau de la base te gëm naa ne loolu
kilifa yi bàyyi nañ ci xel. d'accord monsieur le ministre nekkoon nga fi jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndaw yi monsieur le ministre ci atub 2000 bu ma juumulee bi fi Ablaye Wade nekkee. wala bëggoon naa xam ñaata at nga am yow. waaye fi woon nag de xëy na rek gënoon naa nekk xale mais nga nekkoon nga yoroon jeunesse bi également diggante 2000 ba tey ji ñu ngi ci 2021 mu nekk ñaar fukki at ak benn tey ji ñu toogaat fii di waxu emploi wu ndaw yi. diggante boobu léegi chômage bi taux bi yéeg na tey jii lan moo lajj ci diggante bi ba tey jii ñuy toog fi ñu toog nii di waxu emploi wu ndaw yi. waaw xam nga xëyum ndaw ñi moom nee naa la. fii ba àdduna di tukki fu njaar di ko wax. parce que loo lijjanti loo wutal nit liggéey dina am ñuy judduwaat gannaaw bi te ñooñu aussi dañuy soxlawaat liggéey loolu moom du fi jóg nan la ñuy def kay ba nga xam ne dañ koy maîtriser. loolu mooy question bi nan la ñu mën a def ba am une adéquation entre la politique de formation ak la politique de l'emploi nan la ñu mën a def ba université ñi nga xam ne dañ fay génn yore seeni diplôme bu ñu génnee ñu mën a am xëy loolu moo nekk problématique bu rëy bi nan la ñuy def itamit ba Sénégal ñu mën a xàmmee kan mooy chômeur ak kan moo dul chômeur est-ce que chômeur mooy waxambaane bi nga xam ne jàngul dara waaye am na fukki at ak juróom-ñett dañ ko war a comptabiliser comme chômeur wala est-ce que chômeur mooy ki nga xam ne dafa jàng ba am ay lijaasam te di wut xëy te amu ko yooyu yëpp ay mbir la yu nga xam ne dañ ci war a waxtaan ba tënku ci dara est-ce que ki nga xam ne dafa doon liggéey bu jaag mu ñàkk ko nuñ ko mën a tuddee waxtaan yooyu bu ñu ko waxee parce que waxtaan yu am solo donc yooyu il faut ñu tënk ko bu ñu ko tënkee loolu moo ñuy mën a may ñu mën di planifier mais loo planifier mbir mi day des 2000 bi nga tuddee ba léegi ñaar fukki at lañu mais 2000 Sénégal ñaata nit lañu woon tey Sénégal ñaata nit la 2000 ñaata jeune ñoo fi nekkoon am moins de 35 ans tey ñaata jeune ñoo fi am moins de 35 ans tolloowuñu donc bëgg-bëgg mënul tolloo donc kuréel yi aussi mënul tolloo sànq am na Ndiasse yaakaar na question bu mu doon posé jëm ci wàllu lan moo tax ñuy jël di dépenser 150 milliards di defar tel mais man non il faut que quand même dans ce pays là qu'on soit plus ambitieux Sénégal loolu jomb ko BRT jombul Sénégal TER jombul Sénégal aéroport jombul Sénégal te man gëm naa ne kuréel yooyu mooy kuréel yi nga xam ne moo war a nekk soubassement construction économique du pays parce que du caag ñu dañuy taxawal TER rek TER bi di nekk yi wagoon dem ak ñoom mais ay sénégalais ñoo ciy liggéey ay nit ñoo ciy liggéey te bis bu nekk dañuy yokk seen i capacité di jël ay nit di leen employé ñuy liggéey bu dee BRT bi aussi de même tey jii ñaata nit ñoo fi nekk di dund ci càq-càq wala ñaata nit ñoo fi nekk di dund ci yeneen service donc yooyu ay service la ay mbir la yu nga xam ne réew mi dafa ko soxla non seulement pour se moderniser mais ensuite pour participer à la lutte contre le chômage quand ñu def ca 150 milliards l'essentiel mooy feeg ñaata at daañu amortir loolu ñu fa def quand ñu def fa 200 milliards feeg ñaata at daañu amortir loolu ñu fa def loolu Sénégal war na mën a romb loolu war na mën a am lu ëpp loolu te man damay encourager président Sall mu resté ci loolu nañu fexe ba VDN bi autoroute bi dem ba Ndar nañu fexe ba autoroute bi mu dem ba Fatick jàll Kaolack nañu fexe ba TER bi ñëw nañu fexe aussi ba BRT yépp ñëw loolu jotewul ak dara ak xeex li nga xam ne mooy problème chômage. C'est très clair. Alors laata may jox Fatou Abdou ñu dugg ci agriculture une dernière question peut-être parce que wax nga ko il faut qu'on trouve un peu le mécanisme par quel mécanisme passer mais j'ai envie de dire et le secteur privé national dans tout ça parce que tey jii également suñuy wax waxu chômage wala waxu emploi c'est important ñu def ko aussi au centre des questions le secteur privé national. dëgg la le secteur privé national dafa am rôle bu am solo bu mu war a jouer ci wàllu wutum xëy mi. parce que man ak sama morom ñoo ci yem bu kenn jàpp ne parce que jàng naa français mën na maa bind mën na maa li am naa diplôme rek forcément dama war a toog ci ginnaaw table jàkkaarloog ordinateur pour liggéey fonction publique dafa am fu mën a yem état dafa am fu mën a yem donc lii rôle état te état mu ngi ci mooy accompagner le secteur privé ñu taxawal ay entreprises di jël ay nit ñu taxawal ay petites et moyennes entreprises taxawal ay petites et moyennes industries pour que nit ñi mën a am fu ñu dugg te gëm naa ne loolu am na ci lu ci am solo lu nga xam ne mu ngi ci plan Sénégal émergent mu ngi ci volet cap sur l'industrialisation tey bu ñu ciy duggoon daañu gis ne
pexe yi nit ñi di laal mooy suuxataat industrie. d'accord suuxataat industrialisation. parce que ñoom ñooy kuréel yi nga xam ne mën nañu absorber nit ñi tey boo demoon ba boo demee ba Ziguinchor Sonacos bu Ziguinchor mu nga fa. Sonacos bu Ziguinchor boobu mën na jouer lu bari ci wutum xëy mi nga xam ne ñoom ñoo nekk Ziguinchor. bu ñu fa defaatoon beneen bu nga xam ne dafay transformer anacarde mën na jur yi tamit lu mel noonu donc gëm naa ne secteur privé industrialisation ñooy axes yi nga xam ne ci lañ war a appuyer wu pour mën a xeex li nga xam ne mooy industrialisation boobu ci la mooy wutum xëy mi bokk ak li nga jiite également muy Sonacos le ministre de l'agriculture bi nga xam ne dugg nañu ci campagne arachidière mu wax 1 million benn tonne 800 boo xamante ne nee na Sénégal dina ko am mais Sonacos li mu jënd bu tolloo ci 68000 daanaka lim ko ëppee bariwut ñuy laajte fan la gerte gi jaar ndax loolu du échec ci li nga xam ne mooy objectif bi ngeen fixé woon au départ et que au final amu leen lu toll noonu. waaw xam nga dama wax léegi ne industrialisation Sonacos ci la bokk Sonacos ci kuréel yi nga xam ne ñoo gën a wàcc ñoo gën a taxaw pour mën a xeex chômage jeune bi yaakaar naa ne kenn ëpp ci rôle ak taxawaay lii nga xam ne mooy Sonacos parce que dafay jublu ci wàllu gerte ku wax gerte wax gerte wax culture de rente bi nga xam ne mooy indi koppar bépp solo ci biir réew mi te gëm naa ne tey ak li ñu jëndee gerte gi 320 juróom-benn fukk ak ñeent nga jëndee ko kilo gerte ay la yéwén nag yàgg nañ Sénégal mais loolu musu fi am te am na fi ren tey jii kilo gerte bu njëkk dañ doon wax nañ ñëw dimbali waaye ba kilo gerte mën na jënd kilo ceeb mais yaakaar naa léegi romb nañu loolu déjà loolu rek dafay xeex ndóol ci kaw gi dafay xeex ndóol aussi ndóolu askan bi te loolu tamit liy encourager jeunes yi ñu dem ci tool yi ci la bokk parce que tey lan moo tax nit ñi duñu dem wuti ay champs agricoles lan moo tax nit ñi duñu dem wuti ay tool yu nga xam ne ay saisonniers la ñu nekk société yu mel ne Sonacos wala société yu mel ne yeneen société di leen fay ñuy béy di dunde wala ñuy béy di jaay li nga xam ne mooy Sonacos maintenant wàllu chiffre moom comme ni ma koy waxee rek am na benn direction bu nga xam ne mu ngi ministère de l'agriculture ñu koy wax DAPSA ñoom ñooy def seen i xayma ñooy def seen i natt ñooy def seen i projection ñooy laaj seen i kuréel ba xayma effectivement li ñu xayma ren mooy am nañu 1,8 tonnes ñun li ñu ci am Sonacos 68 500 la mais du Sonacos dong mooy jënd am na yeneen industrie privée yu nga xam ne ñoom tam dañuy jënd di nal di def comme Sonacos di def dawlin am na ci leneen lu nga xam ne tamit dañ ko exporté yóbbu ko lii di bitim réew am na li ñuy wax aussi consommation locale xaw ma am na fi Saalum de mais xam ngeen mbaxalum Saalum xam ngeen aussi lii di maafe xam ngeen aussi lii di gerte caaf mais DG c'est-à-dire leneen 1,8 tonnes d'arachide yéen bu ngeen ci jëndee 68000 li ci des dafa bëri c'est-à-dire que le gap est tellement large et loolu ngeen wax ne yéen dafay dem ci mbaxal meek dem ci tiga dégegeek dem ci maafe bi loolu sénégalais gisuñu ko dawlin bi moo gën a cher sur le marché national waaw dañ la wax ne la waxuma rek ne dafay dem exportation non yëpp dafay ñëw Sonacos moo ko jënd Sonacos am na lu mu jënd mais du 68000 tonnes donc waaw jënd na Copéol jënd na yeneen société jënd nañu. Et on parle de 500 000 tonnes en tout et pour tout par rapport ak 1 800 000. Voilà am na lu nga xam ne mat na peut-être 600 000 tonnes. exporté nañ ko. maintenant c'est vrai que soo ko xoolee chaque année li ñuy wax mooy 40% moom la ñuy mesurer diggante exportation yi ak graines d'huileries yi am na 50 à 60% yu nga xam ne dañu ko xayma comme étant la consommation locale. alors yaa ngi wax sànq emploi des jeunes mais emploi des jeunes ñiy liggéey ci entreprise yooyu nga xamante ne wax nga ko def ci bokk et que ñu ngi wax 200 pères de famille yoo xamante ne ay liggéeykat saisonniers lañu ñàkk seen liggéey entre mois de mars ak mois de mai ci atum 2021 est-ce que loolu pexe la bu ñu lëkkalee lu nu mel ak li nga xam ne moom mooy xëyu ndaw yi au moment où le président de la République parle de l'emploi des jeunes y en a qui perdent leur emploi. non du perte d'emploi en fait mu ngi mel ne tey rek yow ñu jël la fii Sen TV ne la dañ la jël pour nga liggéey émission bi ba bu émission bi jeexee pare nga
donc yow xam nga ne moom bu émission bi jeexee sa contrat jeex na donc loolu du ñàkk liggéey waaw saisonnier mooy loolu dañ la jël pour nga def liggéey bi bu liggéey boobu jeexee contrat ba jeex na xaj na maintenant suñu bari woon gerte comme ni ñu ko bëggee woon kon xaj na contrat bi du gàtt dina gën a gudd mais loolu mbir la mu nga xam ne gouvernement bi jël na ci conscience xam na ne kuréel bu mel ne Sonacos comme ni ñu ko jàppalee ren ba mu am aslëf parce que dama koy fàttali tout le temps daaw at ren yéen ngi wax 68 000 tonnes 500 mais année bi ci topp 28 000 tonnes la ñu amoon moo gënoon garaaw te bii am nañ 68 000 tonnes 500 gëm naa ne pexe yi nga xam ne lal nañ ko à partir du discours du chef de l'État du 31 décembre 2020 pexe yooyu bu ñu ko continuer mooy Sonacos mën a am une direction achat graine di demal wutal boppam di jëndal boppam ensuite ñu fexe ba suba kuy exporter ti nga fexe ba jaar ci Sonacos nekk benn centralu gerte bu nga xam ne moom dana ci jël pour nal dawlin dana ci jël pour créer ay emplois indirects à Touba dans le Saloum et dans le bassin arachidier mais dana ci jël aussi pour joxe jiw pour contractualisation yaakaar naa buñ ko ensuite leneen li bu jël ko bu ëppee mu jël ko pour exporter ko gëm naa ne loolu buñ ko doxalee rek coow li ñuy wax yëpp dootul am te véritablement daañu mën a relancer waat filière bi relance bu nga xam ne on peut s'attendre à de nouvelles stratégies tey jii pour par rapport à la matière première. mais tout à fait non je crois que matière première u gerte am solo gu nga xam ne maanaam ñi ciy nekk il faudrait que kenn ku nekk nga xam fan la sa rôle tàmbalee ak fan la sa rôle di yam te li am solo mooy gerte gi naam nañu jaay bitim réew mais aussi gerte gi na des ci biir réew mi usines yi mën ko nal def ci dëwlin Sénégal yi mën koo jëfandikoo yaakaar naa loolu mooy objectif yi nga xam ne président Macky Sall am na ko te ci lay liggéey parce que amul kenn ku nga xam ne yaa ngi topp mbirum njaay ak njëndum gerte mi ku raw le président Macky Sall et chaque année da koy topp tey jii problématique yi leer na kon gëm naa ne campagne bi ñu jëm muy 2021 2022 mais daañ gën a def ay pas jëm ca kanam pour que kuréel yu mel ne Sonacos gën a am gerte pour que aussi exportation bi gën a dox mais pour que aussi emploi indirect yi daan am Touba ak Saloum mën a dellusiwaat parce que lu daan mat 15 000 20 000 emplois la fa Sonacos daan entretenir at bu jot bu campagne bi masaana. mais déjà quelle est la situation actuelle de la Sonacos parce que ñu ngi dégg également ñu ngi wax peut-être que c'est au bord de la faillite qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement. Au bord de la faillite boobu de man dégguma ko. parce que ñu ngi wax am na problème mu au-delà problème financier bi ñu amee jafe-jafe structurel bi également sur le plan structurel am na jafe-jafe. aujourd'hui ñu ngi wax fayitu que Sonacos bu ñu jàppee voilà. non je crois que ñi koy wax dañu xamul li xew ci biir Sonacos jamono ji ñuy waxee. xam nga Sonacos bu ngeen fàttali ñi gën a am at yu bari Sonacos moo nekkoon le fleuron de l'industrie agroalimentaire ay jamono ñu dem ba Sonacos xaw di wàcc ñu dem ba Sonacos ñu privatiser ko jaay ko président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy jaay googu ñu ko jaayoon daf ko nanguwaat dugalaat ko ci jibay réew mi mu nekk lu nga xam ne lu am solo la bis bu nekk damay wax ne le premier acte de redressement de la Sonacos a été posé par le président Sall en renationalisant la Sonacos ba mu ko renationaliser ba léegi nag Sonacos mu ngi jox ay jéego jëm ca kanam 2018 déficit bi fa nekkoon moins 7 milliards de francs CFA la 2018 yàlla dogal ñun 2019 la ñu jëm la ñu ñëw suñu premier exercice on a rattrapé le déficit des 7 milliards ba am bénéfice 300 et quelques millions de francs CFA muy en 2019 ren ji commissaire aux comptes yi ñu ngi liggéey ci comptes yi suñu commissaire aux comptes donc mu ngi ci war nañu dem conseil d'administration d'ici mois de mai wala juin pour natt exercice 2020 ñaata la mais ñun suñu xayma li mu ñu dox mooy lu mu gàtt daañu am bénéfice 1 milliard ak lu topp kon jóge nañu déficit moins 7 milliards jaar 300 millions daañu àgg 1 milliard et quelques en 2020
kon ñu naan Sonacos doxul. d'accord dañu xamul. léegi attends ñu ñaan mais. envahir le marché fees fi dell et Sonacos mënul faire face à ces Chinois. mais attends affaire u bilan comptable laa leen defal noonu lu nga xam ne ñi koy def ay commissaires certifiés lañu ay ñu nga xam ne man fa laa leen fekk ñoom seen liggéey la ñuy def ñu ne incha allah gëm nañ ne incha allah ren daañu amaat un bilan positif bon jamono bi may wax ak yéen eau de javel bi Sonacos daan defar lu mat fukki at a ngi nii defaruñ ko eau de javel day dellusiwaat vinaigre lu mat fukki at a ngi nii defuñu ko tey vinaigre boo demee Njaareem ñu jaay la vinaigre usine aliment de bétail bi nga xam ne dafa tëjoon lu mat fukki at tey usine aliment de bétail bi ubbiwaat na mu ngi defar ay aliment de bétail ku bëgg ñu jaay la yafal moo xam fas nga am moo xam nag nga am moo xam béy nga am wala xar lii nga xam ne tey jii may wax ak yéen ñu ngi nal dawlin usine Ziguinchor ak suñu propre énergie maanaam du énergie bu ñu jëga suñu chaudière mooy tàkk di nal dawlin ña ngay defar chaudière u Kaolack pour mu tàkkaat usine Diourbel ma ngay dox bu Louga mu ngay dox man jàpp naan donc Sonacos mu ngi dox maintenant fas lu mu daw labbali baax na ci te labbali googu ci le président Macky Sall nekk moo tax mu jox ndigal ministre de l'agriculture jox ndigal ministre de l'économie et des finances pour ñu jàppale Sonacos pour moderniser ko ba Sonacos dellu mel na mu melaatoon donc gëm naa ne Sonacos fi mu nekk nii daal phase redressement bu ñu rombee ren ñu jàll ko mu des na maintenant la phase de la relance de l'activité industrielle te loolu tamit nguur gi dina ci jàppale bu baax mel ni mu meloon xam naa bokk na ci matériel ya fa nekk ñu gën ko yeesalaat ndax dafa vétuste lool sax alors DG tey jii nii avant campagne bi banque islamique dugal na lu toll ci quelques milliards 50 jàpp ma chiffre bi justement loolu c'était naka ngeen jëfandikoo xaalis boobu ak lan ngeen ci def ak lan ngeen ci waajal. waaw li nga wax ci matériel yi moom dama la koy nangul matériel yi vétuste na parce que dañu yàgg. waaye nag comme ni ma koy waxee rek ña doon jënd moom jëndoon nañ matériel yu baax yu nga xam ne xaj na dañu xaw a màgget fi mu toll nii rek